asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ni nu baaxoo di ko defee rek ayu bés yu jot si waxtu wi dellu siwaat nañu fas yéene ànd ak yéen si seen émission actualité politique de la semaine seen xarit Chérif El Walid Aïdara di leen ko defal ànd ak ay invité am si studio bi tey nag nu am macha allah ñaari kàngam yoo xam ni ñoom la nu fas yéene jàkkaarlool muy Serigne Sidi Fall ak Serigne Baye Ousmane Sow kon defe naa ni tey ku déglu di nga dégg tey nag nu fas yéene waxtaanee ñaari point yu am solo benn bu njëkk bi di troisième mandat ni mu jaxasee Afrique fi mu nekk nii président yi nga xam ni ñi ngi laaj troisième mandat te waroon a yem si 2 bu nu si jógee dinañu jàll si entreprise yi ak société yi nga xam ni bitim réew la ñu jógee nekk si réew mi di lëmbe loolu laa mën a wax bokk na si nag koo xam ne dinañu ko tudd muy Orange tey ñaari point yooyu la ñu fas yéene waxtaanee di leen fàttali rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite. C'est partenariat mu lëkkaloog sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles mbokki auditeurs yi mbokki auditrices yi ñu ngi leen di nuyu waaye sama invité aussi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax sëñ Baye Ousmane maa ngi lay nuyu sëñ Baye lan ngay nuyoo auditeurs yi ak auditrices yi ñuy déglu si waxtu wi kàddu gaangoog. auzu billahi shamil alim min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli macha allah Chérif Aïdara ñu ngi lay ziar bu wér di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla defal ñu tawfiq ak tey si liñ fi waxtaan yëpp yàlla na doon njëriñ barke alquranul karim su tey njëriñoo ko di nuyu ñëpp nag di ci jiital président Abdoulaye Fall di ci nuyu ci turu Cap Sénégal Natangué ànd ak suñu Kër FM ñu fas yéene dugg ci émission bi incha allahu rabbi di ñaan yàlla defal ñu jàmm defal ñu tawfiq defal ñu taysir bi jaahi Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf. jërëjëf sëñ Baye Ousmane ma jàll si sama xarit Sidi Fall sëñ Sidi lan ngay nuyu auditeurs yi ak auditrices yi ñuy déglu si waxtu wi kàddu gaangoog. asalaamaaleykum wa rahmatullah. auditeur ak auditrice suñu Kër FM seen xarit Sidi Fall mooy ñëwaat di leen ziar di leen nuyu di nuyu président Abdoulaye Fall ak képp ku nekk ci Cap Sénégal Natangué di nuyu sama co-débatteur di sama sëriñ di sama kilifa di sama mag di sama référence di sama lépp sëñ Ousmane Sow maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay waaye Chérif lii yëpp yow la yow it maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay te di am contentement trop di teew fii sa plateau jërëjëf sëñ Sidi Fall mbokk yi di leen fàttali ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite di un parti en construction di yëngatu si lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmale kanam waaye nag luy jëmale sax sunu réew Sénégal kanam luy jëmale sunu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal Natangué di yëngatu si càmm gi mbay mi napp gi santé éducation ak justice lëkkaloo nag si partenariat ak sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi seen émission actualité politique de la semaine kon nag poñ yi nu waxoon ni moom la ñuy waxtaanee rek di troisième mandat bi nga xam ni lëmbee na Afrique fi nu toll nii waaye it problème mu société yi nga xam ni dañoo jóge bitim réew ñëw samp fii sunu réew te vraiment seen nekkin am si loo xam ni rafetlu wuñu ko mu mel ni dinañu si tudd Orange donc ñaari poñ yooyu la ñu fas yéene waxtaanee tey waaw sëñ Sidi Fall yow lay jàkkaar lool nag sëñ Sidi li ma lay laaj mooy Afrique de fi mu nekk ñëpp jaaxle nañu si sunuy njiit bu nu demee tey ba fu mel ni Côte d'Ivoire dinaa leen tudd
ku mel ni Alassane Dramane Ouattara ni woon du mos a def 3e mandat toog ba tey muy laaj 3e mandat ba nu yëg ni fi mu nekk nii ay mort ña nga fay am ndax manifestation yu metti yu fa am di bañ 3e mandat boobu sëñ Sidi Fall loolu nan nga ko mën a jàngatee mban njàngat nga si am ñi ngi la siy déglu. Chérif, laaj bi am na solo de telle sorte que suñ ci waree wax dañuy am contentement trop ndax daf ñuy soxal trop tey Afrique yëngu na. lan moo yëngal Afrique mu bokk ci président yi nga tudd ni da ngay bëgg laaj ñu jox la réew nga ñëw doxal waaye Chérif jàngat bi mun naa bañ a sori gis nga président bu ñu fal ci àdduna nga def la nga war a def aw ci yoon ba nga war a aw balaa say mandat di jeex yow yaay ñaan yàlla sa mandat gaaw a jeex nga noppalu ndax jub moo yombul ndax dëggu moo yombul kon tey président yi fi nekk yëpp di laaj 3e mandat li ñuy njëkk a xalaat teg ko seen kanam mooy suñu bàyyi suñu fi jógee naka la ñuy def ak ñi fiy ñëwaat kiy jëlaat nguur gi naka lay def nag sama njaboot mbaa duñu leen def ci kaso bi ñii ànd ak man mbaa duñu leen def ci kaso bi mbaa caabi du leen féete ginnaaw man sama bopp li ma luubal nan lay def gis nga loolu fii mi ngi nekk seen bopp yi dañuy bëgg a nekk président à vie te jàngat bi yëpp nag weesuwul loolu ñoom seen loxo tilim na jël nañu li seen peuple yi war a dundee def ko seen yëfi bopp seen yëfi soxna def ko seen yëfi parti gis nga loolu ku ci nekk ci nguur doo wàcc wala lu la fay wàcce du la neex moo dal ki dem barki démb Blaise Compaoré président africain yi sax moroomam dañ ko jëloon teg ko seen kaw ñoom ñëpp muy diriger waaye gis nga ba peuple bi pare yendu wu fa mu lay won ne nguuru yàlla rek moo dul jeex ma wàcce balaa muy gën a gudd Chérif may wax ne rek c'est vrai li ma wax nii loolu téye na leen waaye mu amaat encore beneen force invisible wala mais invisible laa koy tuddee bu tegu seen kaw ñoom ñëpp ñi français yi coloniser sax la plupart ñoo si gën a bari di leen tracer yoon bu ñuy jaar alors que ba ñu soxlaa si seen population lañ doon dem su jaree jooy ñu jooy di def ay promesses à ne jamais finir seen arme loolu la séduction la élection la waaye xam nga lu ciy topp trahison ñoom ñëpp nag laa wax président africain yi ñoom ñëpp dinañ fexe ba séduire seen population dinañ fexe ba ñëpp ne kii moo fi neex kii suñu rëcc dootuñu am président léegi élection ba jot ñu def lu ñu mën ak lu ñu mënul jël alalu réew mi jël alalu bitim réew ku nekk ñu jël fa alal ba pare promettre la yow ne la su ma toogee lii ngay am ak lii ngay am loolu moo ñu indil problème yi léegi nag luy des nga trahir sa population mu indi lan soulèvement populaire mu indi lan ku dëkk bu mel na Sénégal ñun dañu civilisé ñun dañu am na loo xam ne jaraluñu ko ñun waxuma gouvernants yi mais sénégalais si boppam dañu démocrate xam nga lu tax lu mu métti métti dañuy xaar élection ñëw ñu dem urne léegi su ko defee ñu dem urne yi humilier la président Ablaye Wade ni ko sénégalais yi bëggee wuñ ko woon Macky Sall bëgguñ ko woon sax à moitié mais ba mu dugalee carte bloquant bi lan moo ko ci fekk élection lañ dem ñu jox Macky Sall 65% ma wàccee. waaye gis nga Chérif 65% yooyu rek waroon naa nekk arme boo xam ne président Macky Sall si lay sukkandiku pour aw fu mu war a aw ba ma waxee nag
réewu Afrique yi ba pare fii laa bokk te ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi gétt gi nag su fi meew amee pour ñun ñëpp la waaye su fi meew ñàkkee ñun ñëppay sonn may ñaan rek li dal ñooñu bu mu dal suñu président waay yow nga nekk président su la neexee ñi naan ñoo gën a nekk xam nga nan la ñu gën a wóolu ci Sénégal ñi nga naan ñooy borom xam-xam yu gën a mag ci Sénégal ñi nga naan ñun lañu gën a jox bopp ci Sénégal ñooñu ngay dem def sa conseiller su la neexee laa wax de waaye malheureusement du ñu def loolu parce que ñooñu suñuy wax yàlla lañ ciy xool suñuy wax dëgg la ñuy jiital dañuy jël kay ay ñi nga xam ne politique la ñuy dundee nguur la ñuy dundee xam nga ñu naan leen Sénégal neex na fii la xam nga yéen a fi ne te warul demee noonu te au moment où je vous parle ma jox la benn information à chaud léegi nii tey ñu ngi dégg un homme fort au Mali muy benn colonel Diaw ak beneen colonel Sadio Camara lañ koy wax mu jàngi woon Russie ñëw na ñoom ñaar jàpp nañ ministre yu bëri ci suba si nii tey ñu ngi wax ne coup d'état militaire mi ngi commencé na est-ce que dana egg wala du egg yàlla rek moo xam kon waay ku ci laajati réew ba ñu jox la ko ñi la ko joxoon suñu demee ba doyal ci yow joxel lañ la delloo woon parce que dañ la ko dénkoon dénkaane nag delloo la tudd ma yem fii ba ci kanam incha allah jërëjëf Chérif. jërëjëf sëñ Sidi Fall defe naa ni tontu bi leer na am na solo te déggee nañu ko xel léegi nag ma wàññeeku rek jàkkaarloog sëñ Baye Ousmane sëñ Baye Ousmane 3e mandat defe naa daal président africain yi moom sopp nañ ko lool mu mel ni waxeet amoon na fii si sunum réew waaye waxeet it léegi mi ngi bëgg a sax si Afrique ndax gis nañu Côte d'Ivoire defe naa sëñ Sidi wax na si léegi gis nañu Guinée nga xam ni président bu mel ni Alpha Condé feebar sax nag ba taxaw te ko teewul ma ngay lijjanti 3e mandat waaye Mali it gis nañu la fa am gis nañu xew-xew ya fa am ba wax dëgg yàlla ay faatoog ay gaañu am fa waa sëñ Baye Ousmane yow it de xanaa war nga noo njàngatal mbir mi lan moo si sa xalaat kàddu gàngoog. aouzu billahi samil alim min asheytan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu Sidi Fall sëñ Sidi Fall maa ngi lay jéggul nag waroon na laa nuyu waaye xat-xat yi moo tax fi mu nekk ni maa ngi waaj di jëm jàkk jëf ni sax su sama émission bi balaa pare dinaa dem fekk ma dem émission bi moo tax waaw macha allah Chérif wallahi dafa am lu xew mooy 3e mandat dafa araam tifaqan araam la dafa araam ndax ñoom ñoo bind ci constitution bi ne kenn dootu fi def 3e mandat ñu araamal ko ba pare ñu bëgg koo daganal yàlla nag du nangu loolu yàlla dafa nangu lépp lu araam rek araam na waaw te 3e mandat dafa araam tifaqan loolu nag ñoom ñoo ko araamal ba pare bëgg koo lekkaat loolu moo ñuy dal mooy tax muy métti waaw maa ngi gis léegi beneen information maanaam Sidi joxe na beneen information man maa ngi joxe beneen information ci Mauritanie gis naa ni ancien président bi dañ koo jàpp téye ko ndax dafa def crime économique waaw gars yi enquête nañ ko ba téye ko kon donc kookee moom mu ngi aw ci yoon moom ki ñëw nii te ñoom ñaar ñoo bokkoon waa ji moo ko proposé woon ñu fal ko mu delluwaat gannaaw ànd ak population bi di régler réew bi loolu mooy président loolu lañ soxla ci nit waaw li xew Côte d'Ivoire gis nañu ko waa ji biñ koy proposé kooku ki ñu proposé def feebar kon donc mën nañ ci def ay ñangat yu bari bi mu dee leen dafay ñëwaat jël si nguur gi waaw su fekkente ne bi mu ko proposé foofu feebaru sax xel nit ñi du ci ñaaw waaye ñu bari seen xel dina ci ñaaw dañ def ci ay analyse yu bëree bëri kon donc suñu fiit waxoon nañu 5 ans la ñuy def waxoon nañu duñ faral kenn waxoon nañu ku def li ñu def ko lii kii bi nu mu tëddee lii maa ko indi pour ñun ñii nga xam ne ñoo gouverné tey lee fi nekk li may dundal pour ñee gouverné woon waaye loolu lépp France da la xëddeen kon donc subhanallahi yàlla nañu yàlla jàppale bi ci kanam xam naa ñëwaat incha allah. jërëjëf sëñ Baye Ousmane am na solo waaw sëñ Sidi gis nga laajum 3e mandat de li muy jur si Afrique man di ndax lii jar na ko waaw même li ma si jaaxal mooy sëñ Sidi yow lan nga yaakaar ni mooy tax
sunu njiit yi bu nu demee ba toll si jeexal wàññeekuwaat di bëgg a toogaat bu nu jeexalee seen 2 mandats ya nga xam ni moom la seen constitution wax au lieu nu dem delloo waat réew ma déedéet dañuy toog di wut 3e mandat yow lan nga xalaat ni moo leen di motiver lan nga xalaat ni moo leen di pousser ba tax ñoom nuy def lu mel noonu te mënoon a joxe rek si jàmm ak salaam tàggoog waa réew ma si lu rafet dem waaye duñu ko def mais nag loolu laa lay laaj lan moo ko waral. Serif mal gouvernance weesuwul loolu Serif mal gouvernance rek la parce que ñoom suñ leen falee ba ñu toogee ba pare boobu la ñuy génnee seen xel ne li fi nekk dénkaane la lu ñëpp bokk la dañ koy jàppee seen yëfu bopp léegi nag waxtu wañ la joxoon su jotee si ngay doog a rendre compte ne man kat dañ maa dénkoon te kat suñ demee élection soo moytu da saa waay man li ma def baaxul yàq naa tëj naa ñi ma warul a tëj protéger naa ñi ma warul a protéger jox naa nit faveur yu mu mérité wul mais yooyu su nekkee sa xel su nekkee sa bopp mais doo joxe nguur gi mukk au plus grand jamais mais soo ko joxee la si fekk yow xam nga ne du la neex parce que ña nga daan jox faveur di leen protéger mënatoo ko ñooñu ñëpp la ñuy jël caabi féete leen ginnaaw mënoo ci dara ña jëloon lu ñu moomul ñu nanguwaat ko mënoo ci dara Macky Sall def na ko Karim Wade jàpp na opposant tëj mais loolu su ko xalaatee du dem loolu nag li mu def fii moom la Ouattara def fee keneen ka def ko fële keneen ka def ko fële loolu rek la moo leen di motiver pour ñu ngoy si nguur gi xam nga Sow nee na 3e mandat dafa aram te sax moom président Macky Sall ñaata yoon la taxaw ne man bii mooy sama 2e et dernier mandat vidéo yaa ngi fi am na boo xam ne sax dafa comparé mandat yi ak julli tabaski vidéo yaa ngi fi di wax ne rakka bu njëkk bi juróom-ñaari kabar la rakka bu mujj bi 2e bi juróomi kabar la di ko comparé ak mandat yi waa léegi kon moom waay ak ñi mu àndal xam nañ ne wax dëgg yàlla il est temps pour mu dem 2024 moo ko fi dese léegi nag gis nga population sénégalaise bi aussi mooy li ma wax rek dañu yàkkamtiwul ñun dañu bugguñu lu bon daal bugguñu injustice xam nga mais tamit nit kenn du ko topp ba mu sës te ñii dañ nar a topp population yi ba ñu sës mu war a indi leneen gis nga Chérif li ma la wax gis nga ku fi ñëw toog def la nga war a def sa mandat mooy jeex dëkk bi nga jiite naan la doo dem waaye yow da ngay bëgg a dem doo bëgg a toog waaye ku ci def naka sul noonu mais sa mandat su jeexee nga indi tappale te ñoom ñëpp ci yem tappale comme matuñu mat gu toll ni France fu ne leen ne seen fii mun na leen toogal dañuy toog di ut ay porox ndol fu ñu war a jaar mais Afrique foog mu jaxasoo Chérif Afrique foog mu jaxasoo Afrique fépp a ngi yëngu te yëngu bi nag tooñ rek la ak jaay doole du leneen tooñ rek ak jaay doole ba pare la plupart soo fekkee lu mel ni am si dëkk rek mooy autorité yi gën a jub ñu néew lañu ñi si des ñëpp ñu dëng la ñuy doon xaalis la ñuy teg seen bakkan xaalis la ñuy gis li Ouattara def benn force de l'ordre moo ko génn wax ko ivoirien la mu ne généraux yëpp la woo jox ku nekk 100 millions mais c'est l'argent du contribuable xaalisu ivoirien yi la
loolu su doon ñoom ay généraux yu jub lañu duñ ko jël xam nga luñ koy wax saay soo jeexalee demal jeexal nga da nga war a dem point mais daal li gars yi wax nguur daal africain attanu ko day dem ba day nuru dëgg Chérif loolu rek la. waa jërëjëf sëñ Sidi am na solo waaye dama lay téyewaat nag dinaa la téyewaat tuuti parce que président Macky Sall nag kenn déggul fu mu waxee ni dafay def troisième mandat waxagu ko de ban ko si laajee def ni oui ni non ni oui ni non nag ëmb na lu bari ma dina laaj yow ni oui ni non boobu nan nga ko jàngatee sëñ Sidi kàddu gaa ngoog. waaw ni ma ko jàngatee man mooy ni oui ni non pour man mandat la et je m'explique Chérif kan moo ma jaayoon du ma def 7 ans 5 ans lay def Chérif kan moo ma ne woon président Abdoulaye Wade 35 ministres la am c'est trop su ma ñëwee dama koy wàññi bu baax Chérif kan moom moo waxoon ne justice Sénégal baaxul waaye su ma ñëwee il y aura une justice équitable au Sénégal Chérif kan moom moo waxoon ne duma musa fal sama rakk par décret Chérif kan moo ñëwaat def le contraire de tout ce qu'il avait dit c'est le président Macky Sall et le plus grave waxewu ko Sénégal fépp fu mu taxaw mu wax na ko France fépp fu mu dem ñu laaj ko loolu fa mu lam ñu waxoon loolu lay wax léegi nag lan moo ko dugg lan moo changé ba mu ñàkk a def la mu waxoon pour man dara changé wul nit ki ci boppam moo jikkawoo loolu c'est vrai maandu te mën naa am xam nga lu tax woyum biir du neex a aw dëgg la musul wax ne waxagul ne duma def troisième mandat waaye ñi bokk sama parti ñi bokk ci li may jiite lu mu mën a doon ku ci wax ne président Macky du am troisième mandat ma dàq la ku ci wax ne président Macky deuxième mandat fii lay yem ma dàq la te moom moo ko waxoon léegi man su ma waxee lii ba pare keneen ku ko wax kay da nga maa dëggal mais ku ko wax yow su dee ministre nga ñu dàq la su dee général loo mën a nekk dañ lay dàq waaye kon tey dafa am loo xam ne li olof wax ndëbin ku mu rey sa maam soo gisee lu ñuul doo ko fa xaar loolu rek la Chérif musu koo wax waaye daf koo jëfee ci tànk yooyu la nekk te képp ku ko siiw di ko déglu da nga xam ne ak ñi mu àndal ci tànk yooyu la ne loolu rek la Chérif te nag waru ko am c'est pas normal même su ko ko loi mayoon sax su ko ko droit mayoon su ko ko yoon mayoon ngoram waru ko ko may parce que nit day am loo rus président Macky war na am ay doom yoo xam ne ëllëg war nañoo doon dara man sii sama bopp laa ko xool sama doom di ma xool ma wax loo xam ne tey bu ëllëgee ma ñëw wax leneen loolu sama teret da koy bañ loolu su ma ko defee rek mooy samay doom su ngeen màggee lii mooy àdduna lu ngeen wax bu leen ko def dee leen def lu dul dëgg di ko wax parce que loolu mooy àdduna Chérif Macky Sall
yal na yàlla dindi sa xolam, yal na yàlla jàppal lañu ba mu bañ a dem laaj 3e mandat. loolu rek la ñuy ñaan. jërëjëf. te soo gisee Chérif ma jël exemple bi ci man parce que père de famille la waaye président Macky Sall c'est le père de la nation, parce que loolu la yàlla dogal ci moom. su tegee tànkam fii nag di wax lii di ko dindi, ñun Sénégalais suñu yàlla nattoo ba keneen ku bokk foofu moom fi mu bokk wala ki ko jege wala sax ñi koy observé ku ci faluwaat président dina am lenn ci xalaatam loo xam ne danaan xaaral ma def ni ki fi nekkoon di def. loolu du ñu arrangé ñun, même su fekkee suñu wàllu wéy ñii ñëw suñu ginnaaw suñu doom suñu sët yi loolu arrangé wu leen. kon jiit ak loo fu mu mun a doon, njiitu loo mun a doon, yow sa cër mooy sa warugar mooy nga montrer le bon exemple. te yow ba ngay ñëw indiwoo dara, sooy dem doo yóbbu dara. yàlla suturaal la def la loo xam ne réew bu nekk benn moo fay am, muy président de la république. yi fay am yëpp dañ leen di compter ba keroog àdduna di tukki. loolu ku ko yàlla defal bàyyilu la dara. kon yow delloo ko njukkal, yow yërëmal sa askan, yow jëlal li réew mi moom def ko ci waa réew mi. mais non non ñu ngi wax, ñun amuñu suñu plateau médical baaxul, ñu ngi koy wax. mais Macky Sall dafa maye 3 ambulances médicalisées Guinée-Bissau, ambulance médicalisée. alors que demal si biir Fatick fii am na ay villages yoo xam ne soo ku fay wasin saret ngay jël. demal si yenn village yoo xam ne soo fay wasin saawaay mara day taali, benn tànk àdduna benn tànk àllaaxira. waaw mais loolu fan lañ koy noo koy nattee? charité bien ordonnée commence par soi-même. et puis yenn yi day mel ne yow da ngay ñaawal sa waa réew. c'est extrêmement catastrophique. même su dul loolu yooyu ngay maye si biti d'accord, mais gaspillage bi am fii mais pour lan la? ñu ànd ak Macky Sall lu leen neex ñu def, li alalu lu askan wi moom ku ne jël sa seddoo ko pàccoo ko. il faut arrêter. nañu jox cër population bi ngir yàlla, loolu rek lañ wax. nañu respecter population sénégalaise bi, loolu rek lañ wax. waxuñu pour parparlo wala pour dara, waaye dañuy wax li nga xam ne loolu moo fi am. Chérif doy na waar trop. léegi nag yow doo def li nga def mun a weng te loo weddi waa bitim réew ñëw indi ko teg ko ci taal ne dëgg la. li fi xew yëpp waa yow bàyyi nañ la bi tey yaa ngi doxal 2024 arrêtel. dafa war a doy. nit kenn du ko tax ba mu sës te sénégalais yaa ngi bëgg a sës nag. da ngay jékki-jékki ndox du am, nga jékki-jékki courant du am, nga jékki-jékki yokk nañu mais wàññi nañu doo ko dégg. yow bi doon wax 35 ministres tey yaa ngi 51 ministres, ñaata conseil des ministres, kenn ku ci nekk même su dee 2 millions de francs ngay am chaque mois. budget boobu Sénégal attanu ko. il faut qu'on se dise la vérité aussi. barki démb honoraria Aminata Tall Sall lan la fi def lu Sénégalais yi deful ba nga war ko defal loolu ci alalu askan wi bu ko signé def ko décret. parfois tamit xam nga dafa mel ne da ngay ñaawal ñi nga jiite quoi. Chérif il faut qu'on s'arrête. waaw na arrêté quoi. dafa war a xam nga di des ci mandaawam na góorgóorlu
jéem a defar la mu yàqoon au moins sénégalais yi nooy waat mais toujours muy gën a métti aussi lu ëpp day tuuru daal may jégalu nag si kàddu gi bu baax a baax a baax dama su may waxee nii c'est parce que Sénégal rek lañu am réew mi rek lañu am mënuñu am lu ëpp Sénégal jërëjëf. lu ëpp day tuuru sëñ Sidi Fall la ko wax sëñ Sidi njàngat mi dégg nañ ko te wax dëgg yàlla dégloo nañ ko xel te dégg nañ ko jërëjëf léegi nag damay wëlbatiku rek jàkkaarloog sëñ Baye Ousmane sëñ Baye Ousmane ni nga ko waxee léegi Afrique defe naa ni fépp yëngu na wala bokk réew yu bari rawatina nag yi nu gën a jege troisième mandat yëngal na ko ba ay musiba jur na fa ay musiba ñun nag Sénégal dafa mel ni ñun xanaa suñu xel war naa dal de wala ñun de njiit ni wéy nii noo la wax ban ko laajee ni wéy nii noonu nag ni ma ko waxee sëñ Sidi Fall rek dafa ëmb lu bari est-ce que mën na noo yaakaar ni moom du laaj loolu troisième mandat wala sëñ Baye Ousmane yow ban jàngat nga si am nii wéy nii noo kàddu gàngoog. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi maratan uxra waaw Chérif mooy waaw wala déet xaw ma la dëgg loolu dëgg loolu du dëgg loolu du dëgg loolu wérut waaw nii woy nii noonu loolu wérut loolu du wér dëgg newu ci lu dul dëgg moo ko lal ndax soo dee dëgg rek ngay wax waaw soo déggoo dëgg rek ngay wax waaw damay def déet duma def point waaw ndax moom moo waxoon ni defar naa constitution bi nga xam ne kenn dootu am troisième mandat moo ko wax ci la miñam moo ne man danaa def deuxième mandat suñ ma wóoloo dootuma defaat troisième mandat moo ko waxoon kon donc su demee ba àgg ca gën naan woy nii wa non kon donc woy moo gën a jege non ca loola ndax gën na ci li mu waxoon su gën a ci li mu waxoon kon daan déedéet du ma présenté loolu mooy dëgg waaw amul rafetal loolu rek la du leneen so moom dem moo ni waxoon lii dem benn loolu waxatuma ko léegi dama waxuma dëgg waxuma déet damay xaar ndax su ma waxee sama gouvernement du liggéey mel na yow doo yaay fal gouvernement ku la neexut wala ku liggéeyut ñoo ngi sax muy génne ay ñuy liggéey kat ñuy liggéey ñi nga xam ne dañoo dàq liggéey ci góor dàq na leen indi ñeneen yu yaafus remplacé leen kon donc loolu su ne loolu moo tax waxul wuy loolu ay caaxaan la du dëgg waaw liy dëgg mooy dafa bëgg a présenter troisième mandat sondage nag lay def ni nit ñi ndax gis naa am na fu ma gis waa ji Mbeng ki doon tëgg làmb ji mu ni nu ma tuddati mandat Macky Sall bi corona bi da koo yàq kon donc dañ ko war a xam nu la ko waxee daal maanaam dañ waruñu koo compter waat ci mandat yi ndax corona bi xoolal yëfu naa feq yooyu rek waxi naa feq yooyu subhanallah mel na léegi wax ak ay jullit wax ak ay gor wax ak ay sénégalais yow ñu fal la dara xewut corona war a ñëw nga war a défendre corona war a ñoo jàppale ba dara war a ñoo dal wala ñu wér ca loola bañ ñemee dox nga naan mandat Macky Sall dañ ko war a annuler ndax corona bi subhanallah xoolal loolu te ñi waxoon ne warul am 3 mandat yëpp dàq na leen képp ku ni war ngaa am 3 mandat ñu yokkal la say affaire kon doo xam nañ loolu kon mu ngi wut 3e mandat suñ bi ñun ay xel la ñuy doxee nag ndax yàlla bi mu ne yaay la dina am na wax ku ne wax dëgg yaa ulal baab borom xam-xam bi borom xel yi kon donc ñun suñu xel day xel di ok. jërëjëf Baye Ousmane Sow kon su ma la déggee nii wéy nii noo daal tey na xel muy lu doy waar waa sëñ Baye Ousmane yow tey situation Sénégal fi mu toll nii ak feebar fii fi nekk ak secteur yu bari yoo xam ni wax dëgg yàlla mënatuloo dox ndax jàngoro ji ni muy laalee yaram noonu lay laalee économie yow tey ji lan nga nu mën a jàngatal si réew mi fi mu toll nii wax dëgg yàlla ban taxawaay nga yaakaar ni moom la fi njiit waroon a am pour génne réew mi si lii nuy dund nii sëñ Baye Ousmane ñi ngi la siy déglu maag samay auditeur kàddu gaangoog. waa kay Chérif macha allah xanaa métti lool rek jàngal bi moom métti lool ndax soo xoolee
sénégalais yu ëpp fi ñu daan dem di daani seen doole muy ci marché yi tàmbaliwaat na encore lakkat soo xoolee am na at yu passé yoo xam ne ñaata marché moo lakk fii përki démb marché bërkaat démb marché lu ko lakk na démb marché Kaolack lakk na suba xamuñu ban marché la ñu bëree bëri fi mu nekk foofu lañ doon daw daal di seen doole pour am lu dul seen i njaboot loolu xew taseeg mbas mi kenn liggéeyatul nit ñaa ngi dàqee partout li ñu waroon yor mooy président bu ragal yàlla bu xalaat ëllëg dee am na buy xalaat ëllëg dina taseeg boroomam mu rendre compte yàlla ku mel na Seydina Umar karamallahu wajha président bu mel noonu la ñu waroon am nga xam ne kooku mës naa def réunion ak gouvernement am taal ab lampe gouvernement ba réunion ba pare ñu ngi toog di waxtaan mu taal beneen lampe ñu ne ko loo defee nii ma ne ko lii mooy gouvernement bi la moom ñoo ngi doon waxtaan gouvernement léegi nag waxtaan bi jeex na ñun ñooy waxtaan suñu waxtaan bopp kii sama lampe la waaw président bu mel noonu la ñu waroon am to suñ ko amoon situation bi ñu génn ci waaye ñi ñu am nii day gën a pire waaye du wàññeeku. Baye Ousmane Sow dégg nañu xalaat bi am na solo waaye ma leen di fàttali rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Abdoulaye Fall jiite mu yëngatu si lépp lu soxal doomu aadama rawatina lu koy jëmale kanam waaye it luy jëmale sunu réew Sénégal sa kanam waaye sax nag luy jëmale sunu continent Afrique sa kanam Cap Sénégal Natangué di yëngatu si càmm gi mbay mi napp gi di yëngatu si santé faju wér-wérle di yëngatu si éducation sàkku xam-xam joxe xam-xam jàngale waaye it di yëngatu si justice jubal jubbanti Cap Sénégal Natangué nag si partenariat mu lëkkaloog sunu Kër FM di la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles yéen a ngi si seen émission actualité politique de la semaine xanaa ma wàññeeku rek jàkkaarloo waat ak sama xarit Sidi Fall sëñ Sidi ma lay nuyuwaat bu baax waa sëñ Sidi dafa am lu nekk si réew mi muy société étrangère yi nga xam ne samp nañ fi ak yenn entreprise yi nga xam ni samp nañu si sunu réew bon mu am loo xam ni xëy na ñi ngi ko si ñaawlu ndax xëy na am na ay doomu Sénégal am ay entreprise yoo xam ni fii lañu dëkk si réew mi yoo xam ne tey lu bari mënoon nañ ko fee yore waaye daanaka dafa mel ni dañ leen ko xañ jox ko ñu dëkk ba bokk ñu jóge bitim réew sëñ Sidi mu bokk si benn société boo xam ne temps yi daal coow bari na fa nuy wax Orange bu ne Orange nag defe naa ni ñëpp xam nañ ko parce que réseau bu fi am doole la waaye sëñ Sidi li ma lay njëkk a laaj mooy coow li ñuy dégg Orange bon et client yëpp fi mu nekk nii ñi ngi coow gis nañu sax ay manifestation yu fi am si fan yi ma lay laaj coowal Orange loolu lan moo ko waral sëñ Sidi ñi ngi la siy déglu. Chérif question bi am na solo waa léegi suñu problème ak Orange dafa am lu xew lu doy waar lu xam ne li jaaxal ñëpp ndax yenn yi soo koy def ci dëkk c'est parce que da nga am wéeruwaay c'est parce que dafa am loo yaakaar le 22 juillet Sénégalais yi dañuy xëy gis benn yokk bu extraordinaire bu am benn augmentation bu waa Orange def si mooy sooy dugalee ñu 30 lii ñu 1 mois bi da nga doon jënd crédit 1900 nga am 250 heures nga am ay giga pour connexion notre grande surprise ñu xëy rek ñu ne léegi def nañ ko 4500 Chérif suñ koy natt si euro dafa mel ne 2,88 euro lañ ko doon jëndee mois bi ñoom ñu xëy def ko 6,82
euros te déglu bu baax Chérif Orange 7 millions la am ci ay clients 7 millions lañu am ci ay clients dont 2,1 millions yi ñoom ñëpp 4G la ñuy connecté wu ci internet bi waaye léegi loolu ma xam ne moo yaakaar ne soo ko amee ci réew yow kay su fekkee clientèle nga bëgg da ngay wàññi waaye doo yokk mais ñu xëy rek jëlee ko 2900 yóbbu ko 4500 waaye loolu jaaxaluñu ba tey le 29 juillet conseil des ministres président Macky Sall wax waa ARTP ne leen li Orange def taxaw leen ci nañu dellu ginnaaw loolu doyul président Macky Sall dafa recevoir directeur général Orange waaye Chérif ba tey furaas daal di xëddem loolu jàngal ñu rek nañu yéen seen njiitu réew mooy suñu président ñun amul kàddu suñu président ñun mënul sax lijjantil Sénégalais yi benn problème si yu demee nii waaye léegi loolu lu ñu jàngal est-ce que benn société sénégalaise ñeme naa dem France di fa def lu mel ni Chérif njiitu réew mais ñun suñu doole moom lañ ko jox li su fekkee moom si boppam français yi faale wuñ ko di def lu leen neex suñu kaw ñun kon ñun ban réew lañ ne kon kay ñun ñàkkoon na am njiitu réew sax moo gën ñu am njiitu réew lii mooy suñu problème ak Orange Chérif nga tudd yeneen société aéroport bii foo ko président toxalee yóbbu ko jas gis nga ñi doon def échange d'argent yi ñi doon wecc foofu xaalis dañu jóge fii dem jas ñu ne leen ku fa bëgg a am cantine da ngay fay 750 000 chaque mois am na sax ñu ne 1 million Chérif loolu kay mooy yéen dem leen lambi feneen naka nga mën a fay loolu chaque mois fa nga xam ne yow la nga daan fay lu néew la tey nga dem fee ñu ne la lii ngay fay la nga xam ne yow soo liggéeyee juróomi weer doo ko am pour doo ci mën a dund fay si sa cantine mais loolu doyut restauratrice yi nekkoon fii dañu dem jas pour uti place ñu wax leen ñu taxe leen loo xam ne maar day taali ndekete yëpp xam nga lu nekk ci ginnaaw turki yi ñoo teg lépp seen loxo léegi soo jógee fii nekkoon fi ku yoroon fi restaurant soo demee jas turki dañ naa la soo bëggee nga liggéey yoon ñu lay fay weer bu dee soo ko bëggul yaa nga xam noo def mais président loolu du waree fam président njiitu réew yëpp dañuy jàppale seen askan waaye ba mu des président Sénégal si li ma gis mais loolu dafa doy waar Chérif kenn mënu ko lijjanti président am na ñu nekkoon aéroport bii xale yi doon sol mooy seen gilet yu vert yi président ña fi nekkoon presque 1000 jeunes ñu ngi fi woon di liggéey président ñoom Chérif ñoom ñëpp dem nañ chômage ñi nekk jas matul 100 te loolu nag du tubaab yi de loolu suñu politiciens yi la parce que kenn ku ci nekk da nga am quota ñi nekkoon fii au lieu nga jël leen fii rek ci simple leen yóbbu leen non mais kenn ku ci dañ la jox quota nga jël ku la neex ku bokk sa parti ku lay jàppale politiquement yóbbu ko mu liggéey jas mais dafa jéggi dayoo fi ma nekk fii jaxaay plan jaxaay bii ma nekk fii télé bi ñu ngi koy defar mais soo demee société malienne ngay fekk si kaw télé bi ñu yor seeni
bagage di defar. waaw mu yaakaar ne nag dàq mu jëm kër moo gën dàq mu jëm àll. Chérif lii da nga ciy wax di ci wax rek waaye doo ko mën a jeexal ma yem fii jërëjëf. jërëjëf sëñ Sidi dégg nañ la te déggee nañ la xel jërëjëf. waaw sëñ Baye Ousmane defe naa ni dégg nga li sëñ Sidi Fall wax de sëñ Sidi Fall am na lu mu laal si société boobu waaye aussi am na lu mu laal si nguur gi lu leen waroon defe naa ni loolu yëpp ñoo ko déggandoo waaw sëñ Baye Ousmane yow lii boo ko déggee ban jàngat nga nu siy defal sëñ Baye Ousmane ñu ngi lay déglu kàddu gaangoog. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi Chérif lii kay kenn mënu jël rek dara macha allah ndax secteur yi mu wax lépp secteur yëpp noonu la ñu mel yeneen secteur yëpp noonu la ñu mel ndax man fi ma jikkee tiitee du fii man ci début ba nga xam ne soldats français yi fi nekkoon nga xam ne Abdoulaye Wade def fexoon ba delloo leen wax dëgg yàlla ñu tàmbalee jot suñu indépendance ñoom ñoo jëkk a dellu si waat ci réew bi nga xam ne ñoom demoon nañu rëccoon nañu ba dem alhamdulilah rabbil alamina nga xam ne léegi ñun suñu dignité ñu ngi koy jotaat ci loola jékki-jékki rek ñoom ñoo jëkk dellu si waat ñooñu nag suñ ñëwaatee xam nga ne ay doole la ñuy ñëwaatee bon soo waxee affaire nu mu tuddati Orange man mënuma gëm ni yow nekk président de la république yow doole yëpp yaa ko yor yëpp ab société bu tuuti ne fii mu def li nga xam ne jaaduut nga ne da ngay négocier ak Sénégal rek la am te jaar ci sa njaboot say ñoñ say mbokk di leen maate nga ànd ak ñoom d'accord ak ñoom lan laa dégg ku far ak ñoom lu mu wax mu ni ñoom am nañ droit def loolu waaye nag fi ñu ko defee moo rafet am nañ droit yokk waaye yokk gi fi ñu ko defee moo baaxul moo rafetu mais xoolal lii rek ah da ngay xool par exemple am na sénégalais bu fi nekk bëgg ubbi lu mel lii ba am léppam mais dañ ko tere dañ ko baale doo def ab sénégalais bootin nga xam ne sénégalais 100% la moom wutul fenn su dul Sénégal ubbi na ba war a am kiyam waaye gars yi tere xoolal léegi France Dagas Auchan Dagas ak loolu xoolal ñu mu bëree léegi ci réew mi nga xam ne secteur yi yëpp étranger ñoo ko yor muy français yi muy indien yi muy chinois yi muy turc yi muy Japon ñëpp ñoo yor Sénégal yorul dara ceeb bi ñu doon joxe rek ceeb bii nga xam ne moom lañ doon joxe bi nga xam ne moom lañ doon joxe ci dund bi ñu doon woon dañ koy joxe da ngay xool ñaata ñiy produire fii ay ceeb ñoo fi nekk bokkuñu su fekkente ni kenn ki dëkk Grand Dakar dafa am problème mais keneen kaa ngi fii ki sant taal kooku boolewuñ ko ci ak ñeneen nu mu tuddati waa ji loo nee na ñoom suñ ko joxoon dana ko wàññi te ci njaay bi ñu leen ko jaayee ci la ko yóbbu ba fi mu jëm xoolal loolu te ay naar lañ jël jox ko kon donc ñun mooy suñu ci nguur gi ñu nekk moom nguur gi mooy bépp sénégalais moom lépp loo amoon da nga ko ñàkk. waaw kay xam naa ni ñu continuer ci lancé boobu macha allah dafa amoon coupure bu amoon rek moo taxoon ngeen baal ma voilà léegi nag loolu lépp ànd ak loolu lépp nag sëñ bi naka la ñuy def nag léegi génn ci waaw ndax dafa mel na léegi nguur gi moom tëdd na ci loolu laa gis man sama gis-gis mooy nguur gi tëdd na ndax su fekkee daal étranger ñooy contrôler sa lépp li nga xam ne lu baax la ay étranger ñoo koy contrôler kon donc loolu xamatuñ fuñ jëm. xaqiqatan dëgg la ñuy wax nag xamatuñ fu ñu jëm ñun ñi ne population bi ñun ñoo xam ne ñooy sénégalais pur et dur ñun ñoo war taxaw soppi suñu dëkk waaw xool ki nga xam ne ku ñuy fal nga xam ne ku ragal yàlla lay doon nga xam ne doonte dañuy naxit waaye na doon ku ragal yàlla ci ñun ba ñu xam ne kii ku ragal yàlla la waaw ki nga xam ne du tricher waaw du gis nga nguur li ci gën ci jamono kaay ñu jox la nga liggéey waaye jox leen moom liggéey mu jaral lu ne loolu moom la ñuy def waaye léegi koo ko def ku ne
mu demal boppam, su paree boppam lay demal. loolu moo am. li am mooy fi mu nekk nii jamono ji ñu toll ku xëcc bi jot boppam lay toogal. waaye bu njëkk li gënoon mooy kaay ñu jëlee diw ñu indi teg ko mu liggéeyal ñu loolu kuñ ko defoon. waaye kaay ma liggéeyal leen ba pare attan cee xeex attan cee reyante pour jot loola, loolu sëñ bi lu doy waar la. yal nañu yàlla jàppale. waaye daal ñii moom xamatuñ fu may teg seen i tànk, ndax yu ñàkk fay yi fexe ne ba ëpp leen doole. kon donc ñun nañu fexe ba ñu wut ku dynamique, ku bugg Sénégal, koo xam ne ragal nga yàlla, xam nga ne say mbokk fi la dëkk, yow fi nga dëkk, sa njëriñ fi la nekk, ñu jox suñu réew mi mu yor ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëñ Baye Ousmane, defe naa ni leer na nañ, njàngat mi am na solo. di la sant di la gërëm. di fàttali rek ni yéen a ngi si Cap Sénégal Natangué, la convergence alternative pour la prospérité Sénégal Natangué bi président Fall jiite, mu lëkkaloo si partenariat ak Sunuker FM, la première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles. si yéen a ngi seen émission actualité politique de la semaine. Cap Sénégal Natangué ku ko soxla nooy def defal 77 533 39 00 77 533 39 00 nga jokkoo Cap Sénégal Natangué nu mu la neexee noo ko bëggee. Sunuker FM demal Play Store nga télécharger sa application, am sa rajo di ko déglu noo ko bëggee nu mu la neexee. yéen a ngi seen émission actualité politique de la semaine. damay wàññeeku rek nag daal di jàkkaarloog sëñ Sidi Fall. sëñ Sidi Fall, am na lu doy waar lu fi am si fan yi maa ngi jëm nag sa hôpital Dalal Jàmm, waaye waxuma si mbas mi de, maa ngay wax sa PCA ba nga xam ne dafa démissionné, ndax nee na hôpital Dalal Jàmm la muy rafet rafet si biti, la muy rëy rëy, dara nag moto fa sa jumtukaay ngir nu mën a doxal seen liggéey na mu ware. dégg nga loolu. mu wàññeeku nu di fa taxawal benn centre boobu nag la ko tax a jóg liy njëriñam mooy dafay jël maanaam li nga xam ni mooy bàyyeekoo si góor buy sëy, nu di ko wax maaniyu, di ko def si ay soxna yooyu di ëmb di am doom te duñu jotee kenn. mbir moomu nag xamoon naa ni am na fu ñu koy def si yenn réew yi si àdduna bi, waaye exigul woon defe naa sunu réew moom defe naa si mala yi la yemoon, fas yeeg yooyu nu ko siy def. léegi nag mi ngi jëm si doomu aadama yi. sëñ Sidi Fall, loolu lan nga nu si mën a jàngatal, lan nga nu si mën a ubbi sunu bopp? ñu ngi la siy déglu mag samay auditeur, kàddu gàngoog. waaw Chérif, question bi am na solo. yëg nañu loolu parce que actualité la, waaye xoolal waa ji ba mu démissionné boobu ak léegi xam nga looy dégg? waa moom dafa bàyyi ba 1 mois dese ko mu dem retraite mu démissionné, dafa bàyyi ba 1 semaine dese ko ñu naan dafa bàyyi 3 mois ku ne di wax, waaye loolu amul sens. gis nga nit, doomu aadama su dara xewee si tàng-tàng ba fu mu la mën a fekk da nga ci war a waslu ak comme li waa ji def démissionné bi mu démissionné. alerte la, il a sonné l'alerte. nit ñi xam nañ lu ñu xamuloon, te xam nga lu gën a garaaw si dëkk bi, balaa lu garaaw am ba ñëpp xam ko rek, am kenn ku am jëm ko nekk si biir foofu rek gën dévoilé. mais sinon suñu autorités yi dañu koy nëbb. fii population bi, nguur gi du ñu def dara ba mettre ko au courant, jamais, au plus grand jamais. da ngay jékki-jékki rek lenn la tell suñu kanam ñu xam ne lii amoon na Sénégal, te loolu kenn du ko yoree réew. ña nga xam ne soo soxlaa da ngeen tàllal loxo, waaye loo war a def seen alal da ngeen koy wax ne leen lii laay bëgg a def ak lii ak lii ak lii, ñu waxtaan ci. parce que nag réeroo day am saa su ne, day am fu ne, waaye Chérif, garabu réeroo si mu ñu waxtaan rek moo ko mën a gor. mais malheureusement ñii dañuy yor alalu askan wi di si def lu leen neex, duñ si waxtaan, duñ si boole askan wi, mais du sotti. seetal li xew si hôpital bi, c'est le nouvel ordre mondial. combat boobu président Macky Sall saa waay mi ngi ciy xeex bu rëy.
mu ngi si xeex bu rëy a rëy rëy est-ce que du moo ko porté fii sax en Afrique ah Chérif on parle de santé wala médecins yi dajaloo 20 millions nekk seen problème Macky Sall may rappeurs yi 200 millions ñu tegal la si taal bi ne la lii pour santé nit ñi la 50 millions la wala 70 millions lañu soxla ngay may ay 200 millions si ay caaxaan bàyyi santé fii la xewee te fii la mën a xewee mais nag suñu delloo suñu xel si ginnaaw tuuti référendum bi Macky Sall defoon ba gars yi naan gis nga lii suñ ko voté am na lu nekk si biir waxuñ ko nit ñi homosexuels yi mooy góor jigéen ñi borom ñaari tur yi danañ fi am indépendance yeneen ak yu mel nii yëpp bu boobaa danañ ci lépp fii xew waaye tey le temps nous a donné raison tey li fi xew ñëpp xam nañ ko tey dañ lay wax ñaata lobby d'homosexuel ñoo fi am licence te kenn jox leen ko ku dul magistrature Macky Sall ak yi gën a bon ak yi gën a bon ak yi gën a bon dans quel pays sommes-nous? Il est temps que le peuple se réveille et il est temps que ce peuple doit savoir que ce qui détermine la valeur d'un peuple, ce n'est pas le mot à mot de son existence terrestre, mais la capacité de sentir l'absolu et d'exprimer la volonté d'y parvenir. Malheureusement ba tey dañuy nelaw ba tey xamuñu suñu droit ba tey ràññewuñu lu ñu moom ak liñ ñu boole ak li ñu bokk lii dañ ko moom seul le peuple est souverain waay waxkat yi nañu jóg ñi xam nañu xamal ñi xamul parce que sinon jusqu'à la fin du monde Sénégal ni mu bindee nii lay bindee du avancer benn pas du avancer d'un iota gars yi nañu yeewu li fi xew daal doy na waar Chérif mooy li ma wax rek moo tax émission yi am na solo aussi parce que ñëpp a koy déglu li ñu war a wax bëri trop te du jeex waaye émission la moomuñu temps bi di yem fii asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw sëñ Sidi dégg naa njàngat mi am na solo waaye duma la bàyyee noonu sëñ Sidi centre boobu nu fa nar ubbi yow centre boobu ban gis-gis nga si am sëñ Sidi Fall kàddu gaa ngoog. waa Chérif centre bi ñu fa nar a tabax lan moo si suñu xalaat di jël sperme di ko fa def jigéen ñëw mën a am doom te sëyut imaam ñun suñu culture jàngaluñu loolu ñun suñu diine jàngaluñu loolu dañuy wax ne Sénégal 95% musulman la mais yow da ngay dem ba laajte ba di laaj sa bopp yow est-ce que du gars yi renversé wuñ ko est-ce que du 5% musulman parce que gis nga yenn yi su waree am ci dëkk ñi am baat dañu war a wax ñi am kàddu dañu war a wax su dee baax na ñu wax ñu ko su dee baaxul ñu wax ñu ko mais tey information yu garaaw yi nga xam ne ay yu doy waar yu mel nii mais lii dafa jar toog dafa jar gars yi càmbaraat ko doog koo dugal ci nopp sénégalais yi parce que am na yenn information yoo xam ne même su baaxee du da ngay soo ko tëbee tëb dugal ko ci gars yi te yeewoo leen tey indi problème waxuma la yu mel nii Chérif xam nga ni lii doy na war trop Chérif dafa am loo xam ne
dëggul sax priorité fii au Sénégal ñu fiy def loolu du priorité. du priorité Chérif gis nga Sénégal dafa waroon nekk dëkk yoo xam ne yu gën a développé ci Afrique ci yooyu la dëkk la ñu waroon bokk parce que yàlla defal nañu loolu nag ci ressource lépp waaye dirigeant yu xamul fu ñuy taxaw dirigeant yu amul vision ya nga xam ne dañ naan tëll dégg tëll rek ne damm na loolu yooyu ñun sens boobu la ñu am ba tey Chérif pour lan ñun kay la ñu xamoon ci doom bu yàlla di jox doom nit ki da ngay toll ci sëy ñu takk sëy ci farata yàlla ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu xam waaye jamono yooyu yaa ngi fi doon dégg tamit xaw ma nu mu tudd seen yooyu avortement médicalisé xaw ma naka mais c'est inadmissible am na yoo xam ne doxul daal te defalul réew dafa yóbbul réew ci kanam sinon da koy tardel te yii si la bokk Chérif man de ànduma ci tey ànduma ci suba te duma ci ànd parce que dafatul sax si dégg ni asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Sidi Fall defe naa ni njàngat mi am na solo te leer na nañ léegi nag ma jàkkaarloo rek sëñ Baye Ousmane de dégg nga ko defe na PCA bi nekk si hôpital Dalal Jàmm démissionné na ndax nee na li ko tax a démissionné mooy lépp loo xam ni war na doon jumtukaay bu nu mën a liggéeyee si biir hôpital ba daa motul lépp a manqué li hôpital bi di rafet ak li muy rëy rëy benn jumtukaay motu fa pour liggéey ba mën a demee ni mu war a demee waaye it mu gis loolu bi mu amee au lieu nu jàpp si loolu waaye dañoo dem di fa tabax benn centre boo xam ni centre ba la ko tax a jóg mooy dañuy jël maani buy bàyyeekoo si góor di ko jël di ko def si jigéen di ko ëmbal te maanaam du nu séq muy mbir mu doy waar nag man nag xam naa ni am na ay réewu Europe ak feneen yoo xam ne am na fa si àdduna bi mais Sénégal boobu maa ngi togg a dégg nuy préparer lu mel noonu gis naa ko fii daal si mala yi waaye si nit nag moom ñu ngi si bëgg a egg sëñ Baye Ousmane yow loolu ban jàngat nga si am gannaaw waxtu wi xoj nañu nag mën nga si jaareele rek daal di tàggoo kàddu gaangoog. macha allah Chérif sa laaj bi am na solo suñ tàmbalee ci ki démissionné am na ñeneen ay lim yu war a yu bëgg démissionné te mënuñoo démissionné te xamuñ fu ñu jëm am na ci nguur gii ci liggéeykat yi ndax sonn ak fi ñu nekk baaxut dañ leen war téye wuñ leen noonu matériel yi maanaam amuñu ko du moom rek ndeysaan lu doy waar la waaw loolu moom def bari na fi lool sax waaw li des nag mooy loolee centre boobu araam tifaqan lu araam la centre bu araam la ndax ay lobby ñoo ne seen gannaaw ay franc-maçon ak i góor jigéen ak yooyu ñoo ne ci gannaawam am na fu mu mosoon déglu man xam ci Cap Sénégal laa ko mosoon déglu ñu ni nouvel ordre mondial dañuy pare maanaam li ñu bëgg mooy mag ñëpp à partir de 50 ans ñëpp dee xale jigéen ñi bañ a amati ay doom nga xam ne lii lañ leen defal pour ñu am doom nga xam ne nit ñi dootuñu wéradi dañuy wér ceeñ feebar bu nekk ci ñoom rek dañ koy dindi alors jigéen ñi sax daañu dem bi naan jigéen daan na jur ndekete loolu mooy nouvel ordre mondial loolu ci la bokk gis nga bi ñu defee ZAR bi ñu defee ci kii ba ci référendum bi ñu def ci ZAR ministère xaw ma lan et des ZAR mooy ay góor jigéen ak ay franc-maçon ko yooyu da ngay xool léegi permis sax léegi ZAR lañ ci def tuñ ci homme wala femme waaw loolu sëñ bi loolu doy na waar loolu araam tifaqan baaxut santul yàlla ku ko def yaa ngi mooy yàlla kun nangu ñu solo loolu mooy nga yàlla waaw ndax jël mooy ma ngi mel na ànd ak jabar jàmbur rek te nag moom wala jël jigéen ju amul jëkkër loolu rek la tekki du leneen lu bon la
yal nañ ci yàlla musal. te su amee ci réew mi yërmandi jeex na fi, respecté sa waajur jeex na fi, xam sa mbokk jeex na fi, ndax amatoo foo bokk bu ko fen ndax mbokk ak bàyyi ko indi. waaw ndax bàyyi mooy dënk jigéen indi ci àdduna. waaw mu jël sant ko góor ki, léegi nag ku amul sant foofu fu mu jëm fan la bokk. loolu rek la ay lobby yu bon rek ñoo ne ci gannaaw loolu lépp. waaw alhamdulilah Chérif, ñoo ngi sant suñu borom, di sant yàlla bu baax, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ñaan yàlla lépp luñ fi def wax rek yàlla nañ njëriñ. tey nag wax dëgg yàlla dafa xat, moo tax li ñuy wax sax soo gisee ni ñoo ngi rate ci wax ji ndax xat-xat yi. ñoo ngi baalu àq ñëpp nag ñuy dégloog ñi nar a dégluwaat yëpp ñoo ngi leen di baalu àq. su doon suñu sago daal ñu wax lu gën lii mu gën a neex fii, gën a rafet, gën a xam-xamee fii, waaye nag ñoo ngi ciy jégg lu baax a baax a baax. di nuyu sama xarit ki ma fi nekkal muy sëñ Sidi Fall, di ko ñaanal jàmm, xam-xam bu rafet bi, xel mu rafet bi macha allah, ak tey bi, ak xam-xam bu yaatu bi. yàlla na ko yàlla barkeel. yow it Chérif ñoo ngi lay ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak xéwal gu yaatu barke alquran karim. di ko ñaanal CAP Sénégal naataange, di ko ñaanal suñu président Abdoulaye Fall, di ko ñaanal suñu Kër FM, di ko ñaanal ñëpp rek. yal na yàlla defal jàmm, yàlla defal ñu tawfiq, yàlla defal ñu taysir bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. di ñaan yàlla mbas mi yàlla na fu yàlla jële, ñi amoon yàlla na leen yàlla wéral, ñu amul yàlla bu ñu amati barke alquran karim. képp ku ci faati yàlla na yàlla xare àjjana jaahi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf, jazakumullahu xayran. allahumma amin. Sow di la sant di la gërëm rek, di rafetlu teewaay bi. jërëjëf sëñ Sidi Fall, waxtu wi xoj nañu, li nu si mënoon a wax bari na, li nu si waroon a wax bari na, waaye waxtu wi xoj nañu. sëñ Sidi, kàddu gàngoog, mën ngaa tàggu. jërëjëf sëñ Sidi Fall, di la sant di la gënam, di rafetlu teewaay bi, waaye aussi di la masawu si jataay bi ndax yombul. tey ma jàkkaarloo woon nag samay invité sëñ Baye Ousmane Sow, sëñ Sidi Fall, di kàngam yoo xam ni wax dëgg yàlla seeni xalaat am na solo. mbokki auditeurs yi, mbokki auditrices yi, fii lañ leen di tàggoo. seen émission actualité politique de la semaine a ngi leen di tàggu. seen xarit Chérif El Wali Aïdara doon leen ko defal, di leen jox dig daje fii ak ayu bés incha allah. di sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di rafetlu ànd bi, di leen wax jàmm ak jàmm ba beneen yoon incha allah. jërë ngeen jëf.